et je le demeurerai. J'aime à le rappeler, j'ai été marraine de l'amicale des femmes de l'aviation civile avant d'être ministre de l'aviation, chargée de l'aviation civile, au moment où j'étais encore au niveau du secteur de l'énergie. En remerciant tous les participants et particulièrement les directeurs généraux des structures pour leur généreuse contribution, je souhaite une bonne journée et un excellent appétit à tout le monde. Bonne fête du 8 mars pour que vivent hommes et femmes en parfaite harmonie et dans un monde meilleur. Je vous remercie de votre aimable attention. dinañ ko yees après dama bëgg ngeen may ma duñu ko yees dañu may madame le ministre ba pare dama bëgg ngeen may ma suñu gan yi nga xam ne dañu seet si suñu dëkkandoo yi ñu sànni leen ay kaddu sànni ko tamit ñi nga xam ne xëy na baatu nasaraan bi du yomba torop ci ñoom ndax tamit bu ñuy waxtaan dañu war a waxtaan ci loo xam ne ñun ñëpp dinañ ko mën a maîtriser. man nuyu sama mbokku jigéen ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ñëpp tey teewee bés bu am solo bi ndax dañu ne bésu jigéen ñi man ma ne suñu bésu feet la ñun jigéen ñi ndax bés yëpp bésu jigéen ñi la suñu nee nag dañu bëgg a laaj lépp loo xam ne suñu sañ-sañ la ñu di ko laaj ci dëkk bi dafa war ndax tey dama xëy jàng ku ne jigéen ñi nañu wut leen wutal bés boo xam ne dañuy wax seeni devoir ma ne kii dana ko xamul jigéen ñi ndax jigéen ñi ay devoir rek la ñu am te bés bu yàlla sàkk ci devoir yooyu la ñuy yeewu ci la ñuy tëdde ci la ñuy fanaan li nga xam ne nag mooy li ñu war a won te li ñu fi dégg tey lu du lu rafet lu ñu gis ñu war ko won suñuy doom mooy ne fépp foo xam ne góor nekk na fa rek jigéen war na fa mën a nekk buñ ko yombalale ndax li taxoon mu jafe dañ daan wax ne jigéen jàngam warul sori soxlawul muy sori walla lii métier yi dafa jafe ci jigéen dama fi dégg tata Aïcha bi mu waxee rek ma fàttala ko lu bari ndax xëy na dama bokk ak moom dugg ci école boo xam ne dama fa njëkk a dugg di jigéen nekk ak 200 góor moo tax bi mu waxee 200 góor sama xel dafa sori ma dugg ci score boo xam ne mësuñu woon a am jigéen xamuñu sax nu ñuy solali jigéen ñi ba ma ñëwee ñu jaaxle xamuñu sax yan tenue la ñu war a jox jigéen ñi kon nag loolu rek dafa war a wane ne fépp foo xam ne takku nañu ndax du ma ne takku nañu pour def ko rek war nañ ko mën a def su ma daan dem ci yenn jigéen ñi di waxtaan ak ñoom dama leen daan wax ne ñun dañu juddu rek commencé def science ñu nangu nag ñu ne science du métier wu jigéen li tax def science bi ma daan ko wax dama ne suñu xëyee bu ñuy togg dañuy def chimie ndax bu ñu xëyee nañu yokkal sóor bi dinañu yokk diwlin yokk tamaate te lépp dinañ ko def ba mu réglé soo demee rooti ndox xëy na ñun sax rooteetuñu ndox dañuy def physique parce que dañuy seeti centre de gravité bi pour mën ko yenu te du daanu kon yàgg nañ def physique yàgg nañ def chimie lu bopp rek laa koy yemale pour que ñun ñëpp ñu njëkke ko suñu bopp suñuy yar suñu njaboot xam ne lépp loo xam ne góor mën na ko rek jigéen mën na ko bu fekkee ne dogu na ci ñu dogu nag gën a dogu ndax li ñuy baal ñeneen ñi ñun duñ ñu ko baal ba mu mettee ñu ngi fi woon tey bi mu gënee yomb nañu gën a takku roy ci mag ñi képp ku xëy nag boo jógee soo sañoon am lu ëpp la nga amoon waaye boo bàyyee ci sa xel ne ña la jiiti woon liggéey nañu ci condition yoo xam ne moo gën a metti yi nga liggéey ñii ñëw suba dinañu am condition yu gën a yombal li nga am soo ci bàyyee xel rek di nga mën a liggéey sa liggéey ba am ci ndam ndax loolu jël retraite ñu woo la te rusoo fa nga nekkoon
ndam mënula weesu loolu. ma bëgg nag sargal suñu pionnières yi nga xam ne ñoo fi ne suñu superwoman yi fi nekk di leen ñaan nag ñu continuer di ànd ak ñun di tette xale yi ba ñoom tamit ñu mën a jël seen retraite bu ëllëgee ñu mën a tette seen rak. di gërëm ñëpp di gërëm jigéenu plateforme bi di gërëm jigéenu aviation civile yëpp di leen ñaax nag lii ñu def tey ñu continuer ko gën a jàppante bàyyi wax ju sew ni ko Youssou Ndour waxee woon ceeb bu sew moo ma gënal wax ju sew ndax wax ju sew dafay yàq nañu bàyyi wax ju sew te jàpp rek ci kon yees bi jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant